asalaamaaleykum man maa ngi tudd Daha Kanté nekk cadre ci chemin de fer depuis 33 ans et nekkoon di dawal saxaar après suma accident ma wàcc saxaar ma nekk au poste de commandement donc foofu la nekk di daan sama doole. Daha lan mooy problème mu chemin de fer actuellement. problème mu chemin de fer du man mënuma koo jàpp mu nekk problème boo xamante ni bu doy waar la wala bu graaw la. Parce que dañu nekkoon ci ay tubaab di liggéey l'état du Sénégal ak état wu Mali vraiment ñu gis ni doxul te effectivement ils avaient raison doxul woon parce que tubaab yi nanguwuñu woon investir ñu ne dañuy jëlaat seen yëf mais malgré tubaab yi nanguwuñu woon investir mais ñun cheminots yi sonn ñu woon moment ni ñu sonne nii tey parce que vraiment chaque weer daan nañu fayeeku suñu salaire. lépp loo xamante ne nii moo waroon a jëm ci suñuy njaboot daan na ci dem mais état bi aussi bi nga xamante ne nii ñëw na bon man damay mun a wax ni ci côté politique la parce que su fekkee ni ci beneen domaine la ñuy ñëw di xeex ay tubaab bi donc pour reprendre cette entreprise là par fait de prince comme ni ñu ko waxee donc suñ ko jëlee ñu delloowaat ñi ci nguur gi mais tey dafa am loo xamante ni moo warlu nguur gi ak ñun non seulement machines yi defaruñu leen wagons yi defaruñu leen. raay gi defaruñu leen defaruñu ci dara fayuñu ñu suñu salaire ñu ngi nii muy wax ak yow nii ci ñaari weer yoo xamante ni fayekooguñu. mais temps yi nguur gi génne woon na xaalis ba ministre bi ñëw fi ñu ne woon dañoo defar ay kii ay locomotive non defaruñu benn locomotive mbay yéen ñi si seen bopp mun ngeen dem ba ci biir atelier yi ngeen dem xool yi parce que tamit dama lay wax ni même bu fekkee ne oto la muy saxaar muy lu mu mën a nekk am na loo xamante ni boo ko ëndee ay pièces yoo xamante ne ni ay pièces fortaatu la amul vilebrequin amul turbo amul groupe mix amul dara nga indi ko ay ensemble de puissance donc loolu mooy machine su fekkee ne tey Mali bi nga xamante ni moo gën a ndaw sax mu ngi ñuy raw ci domaine boobu mais ñun lan la ñuy jëriñ vraiment bi Macky Sall waxee ni dafay jëlaat chemin de fer mbay ñun dañoo amoon yaakaar ci moom yaakaar ni vraiment dina redresser lii mais en toute sincérité moom ak ki nga xamante ni dénk na ko réseau ferroviaire bi vraiment. bu doon suma sago la de man Daha Kanté sama bopp laay waxal man Daha Kanté Abdou Ndéné Sall Macky Sall dina ko dindi ci poste bi parce que motewul liñ ko jox motewu ko. ah daa loolu def nag yow. lan moo tax ma wax la motewu ko parce que Abdou Ndéné bu jàngee bu dee intellectuel la man dina ma jaaxal parce que un intellectuel boo xamante ne ni yow dénkuñu la lenn lu dul réseau ferroviaire national lañ la dénk réseau ferroviaire national ñaari structure rek ñoo fi nekk DBF ak PTB yow mënoo leen soutenir. kon budget yi ñuy wote à l'Assemblée nationale di la ko jox xaalis boobu milliards yooyu fan nga koy def ñun on parvient même pas à percevoir nos salaires 200 millions par mois Abdou Ndéné bu ko mënul génn ci budget am wala dara la su fekkee ne dafa wax ni béykat yi ñoom ñoo ñu ëpp priorité ci loolu kon kañ na ko Macky Sall dindi ko fii. mais Daha seen salaire nga ne nu mu toll. 200 millions par mois. mais état bi nee na da leen di jox 200 millions pour chaque année. ICS da leen di jox xaw ma kii. non je suis désolé parce que. ICS fayatuñu PTB musuñoo fay PTB fayuñu. GCO fayuñu GCO bi ñu ñëwee lañ ko joxoon la voie 2 octroi jox ko concession ci biir concession loolu fan la mus a amee dafa am loo xamante ni yenuwul maanaam GCO amul benn benn franc bu mu mus a yëkkati diñ ko jox. kon ICS moo ñu daan fay 60 millions 40 millions 45 millions 60 millions ci péage bi nga xamante ne ni. ci lay jaar. loolu lañ daan fay. da koo joxeetul. mais dañuy toog ay ñaata weer yoo xamante ni duñ ko fay duñ ko joxe. 200 millions yi par mois nag léegi. 200 millions yi da doon représenter suñu salaire. léegi ce n'était même pas 200 millions c'était 180 millions. mais après dañ ko yokk. dañ ko yokk parce que dafa travailleurs yenn yi rek la contractuels yi sax compté wu ñu leen ci woon. léegi contractuels yi xaalis bi nga xamante ni moom moo doon ñëw bi ICS doon yónnee. moom lañ daan dindi ay 16 millions 17 millions di ko fay contractuel. mais 200 millions fu muy dugg moom. 200 millions yi salaire yi la donc déjà ñoom dañoo am benn gap boo xamante ne nii. dañoo am benn gap boo xamante ne dañoo toogoon benn mois muy mois de juillet boo xamante ne nii ñoom fayuñu salaire yi le DG avait vu net dem BICIS jël fa benn découvert 180 millions. 180 millions yooyu c'était vraiment pour que l'entreprise mu nekk ci climat social bu apaisé ñu fay travailleurs yi. loolu mooy découvert bi nga xamante ni moom lañ ci jëloon léegi nag chaque weer état bi day jël 180 millions yooyu jox ko BICIS ñu soldé gabu découvert boobu
ñu jëlaat découvert xam nga ni ak circuit bi muy jaar am na temps bu muy jël temps boobu yëpp te BICIS balaa moo génne xaalis bi kenn xamul nan la ñuy def quand même mu nekk loo xamante ne nii lu marrant la pour ci travailleurs yi lu musul am une première dans l'histoire du Sénégal franchement. kon ñaari weer a ngi nii fay. ñaari weer a ngi nii ba ñuy dugg ci mois d'avril bii ah mais man may wax nag en toute sincérité laa lay wax Abdou Ndéné Sall na am worma ci nit ñi ñun ay cheminots la ñu yu jàng ba jeexal def suñu formation ferroviaire am suñuy diplôme yëpp gënuñoo jàng ëpp ñu xam-xam li ko Macky Sall dénk da ko koo dénk pour mu doxalal ko mais doxalu ci dara chemin de fer kenn du ko téye d'une façon politique. ah Abdou Ndéné politicien la kat. non xam nga boo nee politique xam nga boo nee politicien la boo nee politicien la waaw moom laa wax ni Mbaye boo nee politique xam nga ku jàng dafay am tuuti xam-xam am retenu mais mënuloo yow à tout moment à chaque fois su fekkee ne cheminots yi dañuy génn di wax yi wala nangam sanga mais am nañu sañ-sañ ñu ñaxtu mais Abdou Ndéné bu doon jàng na dëgg dama lay wax ni la est-ce que moom dinañu xool ñun société bi nga xamante ni DBF Dakar Bamako Ferroviaire ñun déjà Dakar Bamako Ferroviaire tuddewuñu ko ñun ñoom ñoo ko tuddee ñun jëluñu ci ay administrateur ñoom ñoo jël administrateur 2 Sénégal 2 Mali de part et d'autre donc ñun choisiruñu ñooñu su ne moom joxe na 7 milliards 500 jox na ko les administrateurs mais attends est-ce que travailleurs yi ñoom ñooy fautif mais travailleurs yi yoruñu xaalis boobu ba di ko yàq wala di ko nangam et puis amul dara luñ ci jënd pièce parce que lépp laa lay wax ni depuis boobu bi ñu ko waxee ba léegi ci salaire yi la dugg. ba tey jii may wax ak yow. 7 milliards 5 7 milliards 5 amul dara loo xamante ni ci pièce la dugg mais waruñu toll ci fii ñu toll nii tey on ne parvient même pas à faire un train ba pare muy wax ni bés bu nekk ñun lu ñu liggéey duñu liggéey may bëgg a wax ni Abdou Ndéné nag moom mu xam boppam parce que nit ku xamul boppam nag dañ lay wax sa bopp. parce que à chaque fois ñun bu ñu mënee ay mouvement bu ñu mënee ay grève lu mu tuuti tant soit peu laa la wax ni saxaar yi nga xamante ne ni mooy GSTO mooy ICS mooy PTB benn du ci daw. lan moo tax c'est parce que ñun ñoo yor seen régulation. léegi yow pour yëkkati chemin de fer lan ngay proposer concrètement. bariwul man Mbaye li may wax lu leer naññi la moi j'ai fait 33 ans de chemin de fer et il me reste si je ne suis pas mort 8 ans li may wax lu leer naññi la moom lay wax président Macky Sall mu dégg ko mu xam ko ñun on n'a pas besoin de 100 milliards wala de 200 milliards. on a tout juste besoin de 50 milliards te 50 milliards yooyu man laa wax ni man ak cheminots yeneen yi nga xamante ne ni yu xam métier wu chemin de fer laa la wax su ko Macky Sall jëloon teg ko ci suñu loxo en 4 ans laa la wax ñu delloowaat ko 50 milliards am parce que on va acheter 10 locomotives dinañ ko jënd parce que locomotive ñoom li ñuy wax ni moom lay jar jarul loolu avec 2 milliards tu as une locomotive 10 locomotives boo ko jëndee muy 20 milliards indi leen avec les pièces de rechange nga jënd ko les autres milliards restants di nga ko def ci point critique gu voie yi defar ko au moins mais am na loo xamante ni tamit ñun jarul sax ñu ci sori ñun tam lu ñu mën a def am na loo xamante ni keneen mënu koo def si on parvient à avoir ces locomotives là on pourra faire au moins parce que le port est engorgé de fret yaa ngi dégg te mënuñu koo génne la bonne preuve barki démb lañ ñëw ci ñun di ñu wax ni le port est engorgé ñoom vraiment bu doon seen sagolo camions yi mënatuñoo yóbbu parce que tali bi dafa yàqu camions yi mënatuñoo yóbbu ñun si on parvient à faire 4 trains par jour et on a la possibilité de faire 4 trains par jour ma jël prix bi gën a ndaw rek muy 35 millions par train 4 trains yi muy 140 millions par jour 140 millions par jour ça fait 4 milliards 200 millions ci biir weer wi ana ban société moo la ko mën a defal teeram bii nga xamante ni moom lay wax suba su ne ba sénégalais yi yaakaar ni teer boobu 674 millions 678 millions moom lañ def ci chemin de fer teer bi ak chemin de fer bi du benn mais on n'est pas contre mais tey jii lii chemin de fer bi legg la suñu maam yi ñooñu ko fi bàyyil du Abdou Ndéné du Macky Sall kenn mënu ko cee yàq te wallahi azim billahi wallahi géej naa ko ci baaxu yàlla ñoom mun ñu koo dindi mun ñu koo yàq te day di suqaliku buñ ko defarul keneen dina ñëw defar ko kon nag Abdou Ndéné na am retenu mu am worma ci cheminots yi ba nga xamante ni li mu di jàpp bés bu nekk di leen ko wax di yaakaar ni ñun ay buubu golo lañu du ñu ay buubu golo na xam nu muy waxee moo gën mu am worma ci moom parce que bu ñu rusul woon lenn laa wax ni saaga yooyu muy jël diñ ko saaga dañ ko koy delloo mais na xam ni kilifa la baatam dafa am fu muy egg te bu xam ne am na kilifa moom tamit parce que ministre délégué la auprès du ministre des infrastructures mais moom bu jëlee ay kàddu di ko wax sans ci ginnaaw Abdoulaye Daouda Diallo mooy da koy wax looloo xamante ni nekkul Abdoulaye Daouda Diallo bu ñëwee def ay proposition cheminots yi moom bu jaaree ci ginnaaw dem di waxi leneen wala dara la mu ngi xeex Abdoulaye Daouda Diallo et ça c'est aberrant pour le pays ah c'est pas bon pour chemin de fer dañ ko war a relever demal Maroc chemin de fer Maroc ñu ngi koy concurrencer ak chemin de fer Europe ñenn ñoo ko defar travailleurs yi ñoo ko defar
ñoom ñoo solidaire ci seen biir ñu jox leen ay financement ñu defar ko tey ba chemin de fer Maroc mu ngi noonu laa wax nii dem dépasser presque ay chemin de fer Europe mais noonu la Abdou Ndéné war a def bi mu ñëwee ba léegi bi ñu ko dénkee ba léegi na la wax ni la lii laa ci def loo xamante ni jëmale na ko kanam mais amul mais su demee bay wax nag moom ni mu ne béykat yi ñoom ñoo ñu ëpp priorité moom Macky Sall dénk ko béykat yi Macky Sall société chemin de fer la ko dénk national na ko xam mu war a jàpp loolu nag def ko moomeelam mais waru koo def moomeelam Abdou Ndéné quand même chaque jour bu ñu génnee moom mu saaga ñu di ñu saaga mais quand même nag dinañ ko won nag ne ko moom du dara cheminot ku ko nar a toroxal da ngay torox waaw sa yeboo bu mu ñu fay salaire waaye loolu dina tax du tee cheminot yi dinañu dund dinañ lekk dinañu naan. jërëjëf daal voilà merci beaucoup.